auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di nuyu ku nekk si turam ak santam rawatina sa mbokk diaspora yi nga xam ne kenn du yéen malgré coronavirus bi nga xam ne dafa ñëw pour na saxal économie yi wàññi li nga xam ne diaspora bi moom la doon yónnee waaye teewul yéen a ngi ci ñàkk jëriñu kenn du yéen bu loolu weesoo at bi guddoon na métti woon na lu bari xew na si waaye yàlla def na mu jàll si jàmm ñu war si tiire ay jàngat ba pare def évaluation si fu ñu jógee fu ñu toll ak fu ñu jëm ci combat yu ñu mené pour la libération de l'Afrique. Pour libérer Afrique dafa laaj ñu xam ñaar d'abord mooy benn bi mooy lan moo téye Afrique ba mënta dem ak ci yan moyen la ñuy jaar ak yan méthode la ñuy utiliser pour libérer Afrique. benn bu ci njëkk mooy lan moo tax ba léegi Afrique mënta dem. dafa am dëkk bu ñuy wax France moo ñëw fekk ñu ñuy dund boo xam ne dafa méngoog suñu réalité socio-culturelle et économique ñoom ñu ñëw imposer ñu seen système nañu yéen ci yoon bii ngeen war a jaar nii ngeen war a dundee nii ngeen war a doxale ñëw jàpp suñuy maam def leen ay jaam ñii ñu yóbbu leen ñu dem béyali leen seeni tool ñii ñu yóbbu leen ñu dem guerrali leen parce que moment boobu fekk na allemand yi xaw leen yóbbu Labysine ñu dem xeexali France pour libérer France te foofu sax dafa jar taxaw ndax malgré xeex boo xam ne dañ leen ko imposer ñoom pour ñu def ko gannaaw bañ defee xeex boobu ñenn ñi deesi bañ libérer France fayewu leen lenn lu dul xaalis bu ma leen war a fay nga xam ne ñoom dañ doon xeex pour après France fay leen seen xaalis ñoom li nga xam ne ñoom ñoo ko moom leur dû France ne leen non seen dëkk lañ leen koy faye dàq lañ ba ñu ñibbi seen dëkk ñu fekk leen fa au lieu ñu jox leen seen droit fay leen ko mais non France deful loolu France li mu def mooy bombarder leen rey leen comme des chiens mooy Camp Thiaroye li nga xam ne mooy le plus grand génocide bi France def en Afrique te duñ ko tudd lu bari. ba pare ñu ñëw imposer ñu seen système éducatif pour ñun ñu jàng seen histoire yu maam jàng seen culture et tradition comme ça après ñun dañu nekk ay complexe seen kanam ba pare ñu ñëw imposer ñu seen langue comme ça après ñun ñu mën di wéy ci seen waaw yemuñ ci loolu ñu imposer ñu seen monnaie pour mën a teg loxo ci suñu économique
installer seeni base militaire pour que képp koo xam ne jug na pour résister ci nooteel bi nga xam ne France mu ñu ko doon noot ñu dal sa kaw. mooy comme li xew Niger dëkk bu mel ni Niger nga xam ne des fois dañ koy qualifier comme dëkk bu gën a ndóol ci àdduna bi et pourtant loolu nekk réalité nekkul benn réalité loolu ñuy wax parce que tout simplement Niger bu ñuy wax ne moom mooy dëkk bu gën a pauvre ci àdduna bi c'est faux parce que Niger boobu noonu mooy alimenter 70% bu courant bu France di utiliser naka la dëkk bu pauvre mën a alimenter 70% ci dëkk boo xam ne nee na yow yaay la 7e puissance mondiale xel naka la mën a nangeeloo. parce que France lu ëpp ci courant bu ñuy utiliser énergie nucléaire la te énergie nucléaire boobu noonu ci uranium Niger bi lañ koy jëlee. te noonu laa ko mën a waxee aussi ci Mali ndax ba ñu intervenir Mali kenn demandé wu leen pour armée française ñëw intervenir foofu te bañ intervenir Mali ba léegi Mali mënta jag moo tax ba président wu G5 yi daje ne vraiment dañ bëgg base militaire française yi ni ñu jóge seen dëkk quoi parce que ay problème rek la leen andil mais la lendemain bi Macron dafa jóg menacer leen convoquer leen ne leen nañ ñëw wax pour seen position ci base militaire yi nekk ci seen dëkk mais 2 jours lañ ci teg mu am attaque terroriste man kenn mënuma gëmloo ne loolu hasard la donc noonu laa ko mën a waxee ci centre Afrique noonu laa ko mën a waxee ci yeneen dëkk parce que même système bi lañ installé partout donc mooy li may wax toujours rek Afrique benn solution rek lañ am mooy casser ce système là ce système colonial néocolonial là foog ñu casser ko pour mun Afrique mën a développer bépp président bu leen wax ne mën na développer dëkkam ci système bi daf leen di nax ndax boo gisee dëkk bu mel ni Rwanda ku tudd Afrique rek ne Rwanda président bu mel ni Kagame même président yeneen dëkk yi dañ ko respecter parce que tout simplement moom ba mu ñëwee dafa xam ne pour mu développer dëkkam il faut mu génn ci système bi moo tax ba mu ñëwee dafa casser système bi teg ay projet wu boppam développer dëkkam moo tax tey Rwanda boo ko tuddee dëkk bu ndaw la ci population mais dëkk bu mag la comme exemple Afrique donc problème yi ñu France posé Afrique mun naa ko lim fii ba suba du jeex mais commencé ci solution yu ñu war a teg pour génn ci système bi benn bi mooy njëkk tëgg suñu monnaie bopp monnaie boo xam ne yoonu France du ci nekk France ci génn ba set wecc monnaie la boo xam ne ñun ñoo koy gérer suñu bopp suñu monnaie bopp mën nañ ko gérer am na ay dëkk yu du jeex yu fi yor seen monnaie di ko gérer donc gérer monnaie loolu nekkul problème bu ñu France gëmloo ne ñun mënuñ gérer monnaie c'est faux ba pare monnaie boobu day nekk monnaie boo xam ne parité fixe ak euro bi day dëñ day nekk monnaie boo xam ne dañ koy lëkkaloog ay monnaie yu bari ba pare mu am convertibilité ak yeneen monnaie yi ba nga xam ne dina après day nekk monnaie bu forte parce que am na ay ressources naturelles yu ñu mën a permettre ñu am monnaie bu forte comme euro comme dollar ak yeneen monnaie yi ba pare ñu créer ay banque de développement yoo xam ne moom mooy financer
le développement de l'Afrique nga xam ne dootuñu xaar ay FMI wala Banque mondiale pour financer ay projet loolu mën a nekk la. ba pare ñu créer benn force de défense boo xam ne pour Afrique la nga xam ne day mën a intervenir partout en Afrique nga xam ne bu dara xewee fenn ñoom force boobu mën nañ intervenir nga xam ne duñu xaar ay ONU ak ay yu ma mënta wax Afrique ñooy gérer seen bopp seen sécurité gérer ko seen bopp lu mën a nekk la. gannaaw bañ tëggee seen monnaie créer seeni banque assurer seen sécurité ba pare nag ñu commencé di transformer seeni ressources naturelles Afrique mën na transformer ay ressources naturelles gannaaw bu mu transformer ay ressources naturelles mu fixer ay prix bañ di subir ay dictats ñoo xam ne dañuy ñëw naan ko ñun ñooy fixer prix yi non Afrique day jugee ci loolu. donc li ma mënoon a wax vraiment ci que bari na mais li may wax mooy africains yi nañ dajaloo sur l'essentiel pour mën a défendre seen intérêt comme ni ko Union européenne di defee di dajee saa su ne pour défendre seen intérêt ñun aussi africains yi noonu lañu war di dajee malgré suñuy différence ñuy dajee sur l'essentiel pour mën a défendre les intérêts de l'Afrique. parce que Afrique ñi nga xam ne Afrique moo leen di dundal ñooñu ñaanuñ yàlla Afrique développée parce que Afrique développée musiba la ci ñoom donc ñoom mépp moyen bu ñu mën a def pour que Afrique maintenir Afrique dans son état de pauvreté dañ koy def parce que loolu mooy li leen intéressé ñoom. moo tax may wax jeunesse bi nañ mobiliser wu def force ñu xeex pour dégager ce système là ce système colonial néocolonial nga xam ne daf ñu jël en otage plus de 100 ans mu jël ñu en otage vraiment dañ ci dellu quoi ñu xeex jëlee fi système bii nii ak bépp moyen bu ñu ko mën a defee l'essentiel dinañ xeex ba daaneel système bi ci kàttanu yàlla. di nuyu ñëpp di sant ñëpp kàddu yi lu ci jub mbaaxaayu yàlla lu ci dëng ci man la waaye amoon naa yéen a wax loo xam ne day jëriñ di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.